ñoo dem song ñu ànd ak Bamba Fall ay xeer lañu fa yóbbu toj ko Bamba Fall ci Gibraltar nekk itam ay woto yi fa nekkoon waa Médina dénoncé nañu ko police nag ñooy kompaloo ànd ak njabootu Cheikh Ba mooy déclaration maire ba Bamba Fall waaye ku ne xam nga leen ni ñoo la gën a saf kaani foofee ci Médina na gars yi Cheikh Ba yi xam ni ku leen ko rukk daañu la ko dobin noonu itam la mel fële yu nga xam ni moo di diwaanu candidat fële ca moo di diwaanu Sédhiou itam am na ay cong yoo xam ni song nañu ko ñi nga xam ñoo di waa Moulay Touré nga xam ni du kenn ku dul ministre bi jox lu jëm ci wàllu communication Abdoulaye Diop ak nervi yi mu àndal ñoo ko song mooy ñoom itam dénoncé nañu boobu la def bu ñaaw lool lu may loolee itam dinañu wax ci xibaar yi wàllu cong yooyu nga xam ni daanaka ñi ci gën a ràññeeku mooy waa Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom caaga ku nekk ngay tam sa morom njiit réew mi nee na fas yéene naa indi bàyyi xel ci recommandation yi nga xam ni moo yitteel wàllu loi ci wàllu domaine national tàqul sax taxawal benn cadastre national ngir gën a mën a yombal liggéeyu foncier yooyee nga xam ne ay dossiers yu taq la ci kanamu tribunaux yi démb la ko xamle ci bi ñuy def rentrée des cours et tribunaux moo ko jiite woon des na wax itam lu jëm ci wàllu sport bay ma ante boobu moo ñu koy faram fàcceel sport bu géey lay doon ak suñu gaynde yi nga xam ni gasax nañu lool yéen kay moo koy ndax képp ak Mantoulaye ci bundooy ni skis faram fàcceeg yàq Mambay Ndiaye. Voici Trafic News. Voici Trafic News. C'était Trafic News. Aba Diatta jaar na fi ba dem. dafa seey. Haj Moussa nga ne waa kii luñ def. dëkk Dóor yi fa yokk tas. nga ne waa ñooñu luñ def Medina. ku leen ko demee ñu recul la ko gars yi Cheikh Baye. ñoo ko def. waaw. moom la Bamba wax. ñoom ñoo ko def loolu la Bamba wax. waaw danañ am réaction am ci kanam incha allah. gars yi Cheikh Baye ñoo ko def ci kanam tuuti. waaw. ci kanam raw ni xam nga chaque jour moo wax ni bataille locale moom ñàkk fayda la. parce que ñëpp a xamante. koy dóor bu fayewul tey fayu suba. parce que xamee na la te am nay mbokk yéen a bokk koñ bi. aywa koñ la quoi koñ bi la. nawetaan la. koñ bi la quoi kenn du tuumaal kenn. koñ bi la xamante nañu. kon Yaas. aywa da nga doon jàmbaas. waaw ñu bàyyi la nga naan di café. da doon ut précision la doon ut ay ci précision boobee sax la ñuy des ndax waxtaan bi dañu siy ànd ak Birame Diadji Touré le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. fitna gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci campagne électorale bi Médina amati geneenu fitna kër candidat bu coalition gëm sa bopp Bamba Fall nekkit maire sortant ba moom këram nga féete sa Gibraltar la ñu wax ne kon ay nit yi Cheikh Ba ñoo fa dem tojati ko am fa lu ñu fa sànni ba noppi tojat li nga xam ne mooy ay otoom moom nag jamono joojee mi ngi doon wàcc sa mbedd ma doon fa amal ab mobilisation caravane mbedd ma fees del loolee moo leen jaaxal ñu dox ginnaaw dem ca këram googee féete sa Gibraltar ni ngeen ko gisee nii Bougane Gueye Dany demoon na ci guddi gi dem doon nemmeeku moom Bamba Fall ak la nga xam ne rek moom la yàqule këram nga gis ngeen ko ni veere toj nañu ko dugg ca saal baam la ñu fa rek caxatee oto yu bari ñu daal di koy tojat du ñàkk na buñ tolloo ci réaction Bougane Gueye Dany wala ci Bamba Fall dinañ leen ko dégtal léegi laata boobu Birahim mu mel ni te gis nañ lii ñu nemmeeku nii ci kër lii ngay gis image yi kër Bamba Fall la violence bi ci campagne électorale bi jot na ñaawlu. non lii dafa ñaaw en fait c'est-à-dire gis nga ku dem naa ci kër gi li ma fa yóbbuwoon c'était la première fois ma fay dem mooy bi fa maam Thierno bu Seydina Ousmane borom daaru demee fekk ñuy inauguré ñu am bés bu ñu jagleeloon ci liggéey boobu ñu doon liggéey ci kër Serigne Touba bi mu am bés bu ñu jagleel maam Thierno Ibrahima Fati di rakk di taalibe ci maam borom Touba ba mu fa ñëwee bi ma ñëwee ci kër gi Bamba Fall ne ma kër gi daanaka sax li ma fay nekk du bari mais njabootam ñu ngi fa li muy tëju mooy ëpp yenn saa ay gan la koy jox mais fi positionné wu kër gi fi mu positionné wu c'est-à-dire pour nga àgg ba ci kër gi soit da nga koy jaaree ci tali bi ci kaw mu am benn terrain bu fa nekk wala ci ruq boo xamee ni mais ci ruq la c'est-à-dire ki dem ba foofu ci biir kër gi ça veut dire que yow tu avais une intention benn intention rek nga amoon mooy dal ci kaw këru jàmbur est-ce que politique xëccoo mairie quel que soit camp bi nga bokk jar na yàqal nit loo xamee ni ba fu fekkoon ay nit nag ñu gaañ leen ci biir kër gi
on parle de 10 blessés ñoo xamee ni ay militants lañ ñoo xamee ni mais c'est normal ñu dajaloo ci kër seen kilifa ci lu jëm ci wàllu politique pour préparer seen lendemain wala préparer seen i li nga xam ne moom mooy seen i meeting wala seen ñu def li ñu woowee débriefing lan lañ def ci journée bi lan la ñu war a évoluer il faudrait nécessairement et ça j'en appelle aux forces de sécurité mais surtout aux procureurs am na loo xam ne bul xaar sax ñu indil la plainte parce que bu ñu ko seetaanee li Mansour doon wax sànq xamante ne ñoom seen biir bu ñu fayul tey fayu suba est-ce que dañu war a nekk ci fayonte moom moo ma sànni woon xeer wala moom moo yàq sama oto bu subaa ma romb cortège bi ñu jàpp ni moom moo def lu ni mel di waa kër Cheikh Ba ñoom it ñu fayu après fan lay mujjee nit mën na ci ñàkk bakkanam ndax lan pour wutum mairie je suis très désolé gis ñi def lii il ne faut même pas ñuy toog di xaar benn journée j'ai entendu ñu ne ni Bamba Fall dina porter plainte bu porter plainte ak bu porterul plainte procureur dafa war a saisir ci lu mel nii ñu mën ko dakkal ci Sénégal dem ci campagne électorale muy des ñaari fan xaw ma ñett ndax vendredi 0h lay jeex nga war a dem di attaquer kër jàmbur xam nga kiy attaquer mooy kan ki nga xamee moom leer na ko ni amul lu mu mën a proposer les Sénégalais ci commune bu mu nekk gis nga kiy indi violence ci wàllu campagne c'est parce que ci sa wàllu programme proposé woo dara mais Mambay donnons des exemples yoo xamee ne ñu ngi fii est-ce que dégg nga ñu ne la Pape Diop indi na violence ci campagne bi est-ce que dégg nga ñu ne la Aly Ngouille Ndiaye Mansour aime bien donné cet exemple là dégg nga ko ci violence est-ce que dégg nga ay Pape Demba Bitèye indi nañ fi violence ak ñeneen ñu bokk ci biir Yewwi Askan Wi par exemple est-ce que dégg nga ñu ne naan am nañu violence la violence fii ñuy gis nii li ñu gis mooy ça vient d'un côté mooy ñi nga xamee ne ñoom ñooy yenn ci ay candidats yu Benno Bokk Yaakaar je suis désolé de le dire mais rafetul Birahim dañuy dem déglu réaction Bamba Fall jox lañu si rek 45 secondes laata ñuy dem ci Mansour ñu bëri yëg ngeen duñu naan ñu ngi génne fexe jël avocat ay délinquants Médina yu nekk prison bi génne na pour ñu xeex ñëpp yëg nañu loolu tamit boobu ba léegi nag mu ngi jéem a justifier li mu def parce que sànq déglu naa conférence de presse bi nga ci yow laa ko seetaanee mu naan dafa am ñu ngi dóor jékk ñu agressé dina fayu mais na ma wax kan la ñu dóor jékk parce que def nañu sunu caravane dóor ñu xeex amu fa dara amu fa te yéen ànd na ñu ci caravane bi di seenu prétexte li lu mu wanee ne mais lii pour mu leer Cheikh Ba moo ko commandité wax na ko ci façon bu nekk comprendre nañ ko parce que dégg nañu woon a état wuyu ko mais man Cheikh Ba moo ko commandité parce que du ma bett ma commandité fa parce que koo xam ni fanaanu fi dëkku fi jabaram dëkku fi fanaanu fi ay doomam dëkkuñu fi fanaanu fi ay waajuram yaayam ak nijaayam dëkkuñu fi fanaanu fi amul benn bien Médina kon bu ñëwee yàq li Médina moom yàq na sama kër de permanence bi mais lii village des tout petits la li jardin d'enfants la bu ñu demee ba yemal fi ay bande ñu dajji barrières yi toj palanteer yi sàkk ci matériel bi fi nekk dagg courant bi comme ni ñu ko defee sama kër yaakaar naa ne ku bëgg Médina doo def noonu ndax lii bien public la te sànq bi ñu nekkee maire yi xeer yi ñu ngi koy sànni ba ci biir mairie bi nga bëgg a diriger boo ko bëggee doo ci sànni xeer xanaa dañoo njort ni mbir mi jeex na. ayca ci kanam tuuti ngeen kaleel ñu réaction Bougane Gueye Dany ba mu fa demee El Hadj le député du peuple ñoo ko déggandoo day yemuñu sax si saccagé li nga xam ne rek moom mooy këram toj ay otoom mairie ba ci boppam sax nee na moom ci boppam nee na nitu Cheikh Ba yi dañ fa dem di xaaj ay xeer. non ak jardin d'enfants bi nga xam moom la ñuy woowee këramam da baax je pense dañ ko woon inauguré alxames bi ñu dëkkmal. ah bon def nañu ko ba noppi. mu bokk ci réalisation yu mairie bi dañu ko toj dañu toj fi nga xam mooy crèche bi ñu doon denc xale yi nga xam ne amaguñu ñetti at ñeenti at. seen i wayju di leen fa dénkaane mooy fekk guddi la fekk ñu fa xale yi. fekk nañu dañu toj ba wekki compteur courant bi parce que man dama fa dem ci guddi gi. si loo xam ne pour waa Médina la. waaw lu ñu réalisé pour waa Médina. parce que man Médina laa dëkk. ñu dem toj ko. fa dem seeti xool ce qui se passe mais dama ne. kan moo am intérêt def loolu tey Yeewu Médina kan moo am intérêt di yàq édifice public bu mairie liggéey teew nga bëgg demander mairie ba. na mairie ba nga yóotu. kan moo am intérêt ci def violence di attaquer camp bu Bamba Fall bu fekkee nekkoo rival ci wàllu politique kan la ki nekk Fongolimbi wala kiy laajte Ngexoox wala kiy laajte Sandiara kan la. moom day attaqué wul boppam. non. Bamba Fall mënut a attaqué boppam. ñun kër Bamba Fall sax ñun kër Bamba Fall intéressé wuñ li ñu intéressé mooy li nga xam ne dañu ko tabaxal xale yi muy benn jardin boo xam ne bu jëkk laqatukaayu bandi la woon. foo xam ne tuurukaayu mbalit la woon. benn dafa desoon ci ay braque ak espace yu vide fa la mairie Médina
dencoon desitu taalibe yi ci këru taalibe yi lakkoon te juróom-ñeenti taalibe yi faatu ci yéen a ngi koy fàttaliku. foofu lañ leen dencoon mu jox maire bi idée mu transformé ko def ko léegi benn bijou bu rafet Médina boo xam ne foofu yëpp dañ ko pavé def ko tuddee ko Mam Abdou ñu war ko inauguré mais loolu kat moo am intérêt dem di ko yàq te nga ni bëgg nga Médina te nga ni nga bëgg nekk maire Médina. xanaa maire bi réalisé du réalisé Seydou Gueye mi nekkul candidat xanaa yàq ko. xanaa beneen candidat bu nekk Barthélémy Diaz mi nga xam maire Moussa ak ville bu Dakar xanaa demul yàq ko. wala sax am kan moo am intérêt yàq ko nit ñi kenn moomu leen ku fi yàq dañu koy wax. ku fi def yëfu réewande dañu koy dénoncer. nit ki bu dëkkul ci localité bu ko neexee mu tàkk bu dëkkul ci localité bu ko neexee mu yàq la fa nekkoon mais ñi dëkk ci localité bi ñoo war a xam ni ku ñëw bëgg leen a jiite te ñëwee fitna ak violence ak toj ak yàq bu leen nee dinaa leen tabaxal da leen di nax mam képp koo xam ni tey bu quartier ba lakkoon wala localité ba du fa lakkale sax ay dàlli carax ba noppi ñëw di laaj pour jiite leen seen localité bu ngeen ko joxee yéen a xam ñun amuñu parparloo ci wàllu politique mais am nañu péete ci wàllu politique mooy askan bi ku def lu yoon dañu koy dénoncer violence bi ñoo ko tey te xoolal ñaari camp la ëppee Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi mais ñi attaque ñoom Bamba Fall Benno Bokk Yaakaar lañ policiers yi ñu ngi fa assister di xool di seetaan mais violence boobu noonu te ñu ngi dëgmal ci élection après ba kañ ba ne fitna la indi booy Médina ñëpp xamante nañ xam nañu ñoom ñëpp duñu ay tapet donc benn 2 semaines bi ñuy campagne dem ci élection mu jeex boo ñëwee pour noggatu keneen parce que yaa ngi provoque histoire boo xam ne xamoo fu muy jëm parce que ki ngay xuuxal mënoo ko xuuxal parce que xamante ngeen violence musu am Médina kan moo ko fi indi yii fa xew nii musu woon am élection yàgg na fa am après ci nguuru deuxième alternance nga fa commencé am bi Seydou Gueye nekkee candidat ak candidature Cheikh Ba mais pourquoi te duñu ko dénoncer yàq gi dañu koy dénoncer ni ñu def sentiment Abdou dafa ñaaw dafa doy waa ayca léegi waa régie da ngeen may réaction Bougane Gueye Dany ndax ci guddi gi dem na fa doon nemmeeku li nga xam ne moo doon def constat gannaaw ca saccage ba fa am ndax nag bu leen fàttale ne Bamba Fall moom mooy candidat bu coalition Gëm Sa Bopp ñu teewlu ay kàddoom doog a ñëwaat. Je suis député par lii ma gis parce que ci réew mu civilisé je crois que mën nañu jongante sans pour autant ñu verser dans la violence parce que ce que je viens li ma gis léegi ñu song barab bi nga xam ne ci la ñuy tàggate l'avenir de ce pays mooy di formater xale yi di leen jàngal diine di leen jàngal civilisation jàngal leen nu ñu war a taxawee ëllëg muy daara ji wuyu borom di daara maam il y a 20 ans. Bougane Gueye Dany moom mooy nekk ci coalition Gëm Sa Bopp candidat Lamine mu Sacré-Cœur Bamba Fall moom mooy candidat coalition Gëm Sa Bopp sa Médina di leen fàttali ne ko nee nañu bilan ba 10 ñoom ñoo sa jëlee ay gaañu dinañ ko sa enregistré Cheikh Ba ma nga xam ne moom la ñu sa tuumaal dinañ ko ubbil suñuy micro bu fekkee am na lu mu tontu bu ko neexee mu tontu ngi tëddee njaaxaandaay fitna gi ba tey Birahim sa Sédhiou nee nañ scène de violence am na fa ci campagne bi ndax nag kër candidat bi di Ibrahima Moulay Touré dañu ko attaqué ay militants am ñu daal di leen di gaañ ay otaam ñu daal di koy toj ñamu joxoñ baaraam ni ñu ko waxee sànq rek moo di sécurité bu ministre maire bu Sédhiou Abdoulaye Diop bu Benno Bokk Yaakaar ñu teewlu ay kàddoom moom Moulay Touré. bu ñuy ñibbi nag ñu dajee ak monsieur le maire Abdoulaye Diop ak caravane am ñu taxaw ñu baare ñu moom mii ci boppam otom moo baare suñu caravane ñu toog déglu leen ba ñuy pare ba mu neex ko mu continuer dem. du mu demee ñun ñu commencé tourner pour dem oto yi nekk ci ginnaaw man génn naa sax ba ci capot bi taxaw du leen wax calmer leen may dem parce que xalaatuma une seule fois que nit ñi dinañ sànni xeer parce que ñun ay doom Sédhiou lañ bu ñu demee nag oto yi nekkoon ci ginnaaw comme ay lâche lañu ñu commencé di leen sànni xeer loolu lañ tojee sama benn oto vitre fii lañ nekk du wax ba ay 4 heures ba xale yi calmer ñu dem tëdd ñu xam ne ñooñu dañoo tëdd suba rek ñu ñëwaat encore fii ñun fi fekk ñu commencé di xeex ak ñu suñu siège xam nga loolu rafetul ñu fekk ñu fii sànni pompe à gaz ci kaw nit ñi am ñoo xam ne dañoo asthmatique sax daanu fi ñu dugal leen fii ci kër ñëw ba kër nit ki ñëw ci siège bi nga ne da ngay afficher alors que affichage ci kër jàmbur c'est interdit.
ñu sa joxoñ baaraam di camp wu maire bu Abdoulaye Diop coalition Benno Bokk Yaakaar andi na ak tontu Ousmane Mané chef de cabinet bu ministre ba ñu teew lay kàddoom. ren daal lañu gis ni am na benn candidat bu ñëw boo xamante ne musul bokk ci ay élection amul benn vécu politique mooy ñëw andi Sédhiou discours haine discours fitna te loolu du yoon ñun xamuñu loolu bii mooy ñeenti yoon suñuy convoi suñuy dem di ñu ñibbi ñuy jël seen i oto ñuy bàyyi seen i bërëb bu ñuy mitingé di ñëw di taxaw si digg yoon bi di baar yoon bi ñoom ñooy ñan xanaa ñoom moom yoon xanaa ñoom ñoo bokk si ñoo xam ne ñan tax ñu defar yoon bi loolu di dëgg du yoon c'est pas permis ñun dañu am suñu siège foofu lañ nekk ñoom suñu amulee siège ñu bëgg def yoon bi siège loolu di dëgg du yoon et j'en tiens pour preuve boobu jour def nañ ci meeting Morocounda mais digg yoon bi la ñuy taxaw ñu baaree digg yoon bi il a fallu que préfet mu jóge bureau dem ba foofu ne leen fu ngeen def seen tente bi fii yoon la wàcc leen donc ñoom dañ ko tàmm mais même loolu su ko tegee say bagage si digg yoon keneen suy ñëw kay bàyyi ko mu jàll bàyyi ko mu romb bu ñu jéem a jël seen défaite bu ñu war a am ndax loolu dafa wóor ñu bëgg si andi di si raxaale fitna si directeur de campagne yëpp suñu directeur de campagne da ngay gis ay sécurité yi nga xamante ne amuñu sax bale tenue rek lañ sol amuñu dara amuñu pompe à gaz amuñu dara amuñu matraque amuñu dara xanaa kañ ko am sécurité boo xamante ne amul dara ok bëgg fitna mu ngoog foofee ca Ndar it xam ngeen ne kon nag fantasy rafeteg sikkim la ñu nemmeeku ci diggante waa Yewwi Askan Wi wax waa Benno Bokk Yaakaar Aba Mbaye Yewwi Askan Wi la bokk ak ay alliés ñu ngay xam ne kon mbooleem affichage bi mën a def foofu rek waa Benno Bokk Yaakaar yi ñooñu Mansour Faye dañu koy daal di saboter loolee ci boppam nag lañu tul nangu te dañuy porter plainte contre X ay kàddoom la ñuy teewlu moom Aba Mbaye. mais du yow yaa moom dëkk bi Mansour Faye moomoo Ndar ba jàpp ni yow rek yaa fi affiché jël nga panneau yëpp jël nga abribus yëpp taf nga fépp ku taf nga xotti ñu wax ñu mel ni Alioune Badara Diop jël ay nervi ñuy dugg ci koñ yi xotti affiche yi tëj nit ñi seen kër di leen gazé après yow ngay jooy violence bu violence amee ci yow la jógee bu violence amee Benno Bokk Yaakaar la jógee parce que violence mu ngi commencé si jàpp ni dëkk bi yaa ko moom yaa moom espace public yi yaa moom kër yi yaa moom mbedd yi yaa moom nit ñi te moom moo kenn moom moo dara ñuy àttu bind nañ bataaxal porté nañ plainte au niveau du commissaire bind nañ bataaxal procureur Saint-Louis yónnee nañ ndaw suñu ay kilifa ñu dem ci képp kuy kilifa ci Ndar waxtaan ak moom parce que nekk ñu ci violence coalition Yewwi Askan Wi duñu ay bokkat ñu ngi àttu nag magi doom bi Ndar magi Ndar di àttu concitoyens yi di àttu autorités yi la violence appelle la violence. googee Mansour Faye ak waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu si kanam tuuti dañu amal ak janox taskatu xibaar yi ngir ñoom it andi ak tontu kon nag Birahim Touré fitna gi mu ngay gën di bari donte nag campagne bi lis des bareetul dimanche la ñuy voté yaakaar naa ne ku am programme doo xuloo doo xeex. dafa am peut-être lu may résumer ci sama benn mot c'est petit dafa ruslu. ñu dem ci ay élection nga ne élection locale la territoriale ni ñu koy waxee di ko tooñee naan ay nawetaan la. xeexoo di ci am te chaque fois ku ñëpp tuf li nga tooy chaque fois benn camp la ñuy accusé muy Benno Bokk Yaakaar mais est-ce que ci biir Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñooy violent wala ñuy prôner violence wala ñuy wane violence non pourquoi est-ce que deux pelés trois tondus bëgg a indi réew mi ci guuta wala ci fitna ci ay élections locales yoo xamee ni lan lañ lay laaj ñëwal nga indi ces programmes je suis maire wala maire sortant wala dama bëgg Dakar baatub askan wi pour ñu dénk ma benn commune wala ville wala département mais programme lañ lay natte duñ la nattee gros bras yi nga àndal nattewuñu la musique bu dul jeex bi ngay teg ci ay camion fees ci tali bi parce que du loolu moom mooy sa programme nattewuñu la oto yu rafet wala yu bari yi nga xamee ne da nga leen di aligner xam lu ñu leen nattee ñiy voté di dugg ci bañ gàcce yi te bokkuñu ci benn camp sur le plan politique bokkuñu Benno Bokk Yaakaar wala APR wala PDS wala bu mën a doon mais dañuy doon ay citoyens yoo xam ne dañoo jàpp ni seen gox muy commune ba ñu nekk wala ville ba ñu nekk wala département ba ñu nekk jàpp nañu ne am na ku fa mën a indi ci lu soxal wàllu solution ci seen i jafe-jafe ñu xool programme bi ñu leen di proposer ñu voter ki nga xam ne moom moo indi programme bi li ñaaw mooy Bamba Fall attaqué nañ ko ak njabootam démb ñu ne à côté am na keneen ku ñu attaqué koo xam ne peut-être bokkul ci ñoom parce que fayu moom mooy ñëw ku nekk foofu ci Gibraltar di Martin Ndiaye ñu yàq tamit këram au fur et à mesure ñuy dem bu teyee ñu attaqué diw kooku ay njaboot lañ yore sénégalais lañ nag ay sénégalais lañ Mambay tey mën nga doon quelqu'un de non violent nit romb la saaga la wala mu dal ci kenn ci say frère doo ñàkk doon violent
di nga njaboot moo tax di nga réagir. di nga ne ni kii sama frère la ku laal kenn si ñun même bu doon yaag sa frère da ngeen di xuloo fantasiro chaque jour. mais le fait que nit dugg ci yow di nga am leneen looy wone. il faut nécessairement que les autorités su ma nee autorité mooy police gendarmerie mais procureur bu mu seetaan lii muy continuer ñu ngi jëm ci ay élections est-ce que jour élection yi doo am tamit violence. ñu ne diw doo dugg ci camp centre de vote bi parce que waroo voter fii mais en tant que citoyen wala en tant que candidat mairie ville par exemple am naa sañ-sañu dem fële ca Médina pour xool est-ce que le vote se passe bien est-ce que yeneen ak yeneen am na ci préfet sous-préfet ci localité yi am violence yëpp. nañu identifier ceux qui sont à l'origine de cette violence bu mu mën a doon mu bokk ci pouvoir muy Benno Bokk Yaakaar wala nga bokk ci opposition lu ñu la war a teg ci ay daan ñu teg la ci daan bu ñu waree dem élection nga nekk ci biir kaso bi wala ci ginnaaw grille yi fële ca commissariat wala gendarmerie ñu dugal la ci grille yi parce que am na loo xamee ne bu ñu ko continuer nii fitna lañ fi indi kilifa diine yi wax nañ liñ ci war a wax chaque jour nga dégg leen ci chaque jour ñu wane liñ ciy wane waa CUDIS wax nañ ci waa jàmmi réew mi wax nañ ci mais c'est pas parce qu'on a voté wala on a signé benn charte pour non violence que ñi nga àndal du ñu ànd ak violence wala ñu wane violence lii dafa rafetul ci réew moo xam ne dañ ne dañuy dem ci ay élections libres démocratiques transparentes prenons exemple sur ces gens yi nga xamee ni ñi ngay def seen campagne te déggoo leen ci violence man tey su may dem bay voté damay seet koo xamee ni moom wanewu ma violence wan na ma programme su may voté ma votel kooku waaye du ma dem ci koo xamee ni wanewu programme xeex ngay wane ak ay nervi ak ay gros bras ak ay bolide je n'ai jamais voté pour toi parce que boo ñëwee ba falu doo ma woon leneen lu dul violence mu ngoog sànq Bougane Gueye Dany wax na ko ci ay kàddoom kii yóotu maire yi ba pare bëgg ko jaare ci ak fitna bés bu faloo lu nekk xaj na ca élage wala jox la xaalis pour nga votel ma jënd sa carte ki am xemmeemteefu liggéeyal la ñëw di jënd sa carte la ne naka saf lu dul liggéey mais c'est tout à fait correct li Abba Mbaye wax candidat wu Yewwi Askan Wi Saint-Louis c'est exactement noonu lay demee maam ci ay localités yu bëri waa Benno Bokk Yaakaar dañoo foog ni localités yooyu ñu nekk ñoo ko moom kenn du taf affiche man bi mu waxee dafa méngoo ak man lu ma gis. xëy na dama koy garder ba ñoom ñu waxal ko seen bopp. mais c'est exactement ça noonu la demee. am na localité yu bëri yoo xamante ni bi et puis bi nga commencé ba léegi yan violence nga fi dégg. waa Baba Fall waa Cheikh Ba la ñu tuumaal Benno Bokk Yaakaar. Sédhiou Ablaye Diop la ñu tuumaal Benno Bokk Yaakaar. Saint-Louis Mansour Faye la ñu tuumaal Benno Bokk Yaakaar. ñoom dañoo foog ne seen nguur du jeex ay jamono li Ablaye doon raafale ci ay localité ñoom eggaguñu fa. ay jamono li PS doon raafale ci ay localité ñoom eggaguñu fa. te tey la intelligence nit ñi gën a développé gën a yeewu gën leen a xamal ni regg nañu démb laataa tey boo nekkee ci benn localité nekk fa benn maire sortant nga ni kenn du taf affiche te yow ngay taf affiche. nga ni lieu public bi ba doo fa gis beneen photo yow sa photo dong la ñu fi gis mais loolu au nom de quoi ñoom mën nañoo fexe ba Maritou ñaan affiche am duñ ko taf Saint-Louis mën nañoo fexe ba Baraya du ñu taf affiche am Saint-Louis Abba Mbaye Yewwi Askan du ñu taf affiche am Saint-Louis te li gën a doy waar gis nga li ñu yonente bi waxoon nag boo bëggee sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee boo fekkee ñaari jullit da ngay jàppale ki tooñ ak ki ñu tooñ ñu ne ko ki tooñ noo koy jàppale parce que moom moo tooñ déjà am doole mun ko da ki tooñ da nga koy xamal ni ko yow yaa tooñ da nga koy xamal ni ko yow yaa tooñ gis nga bu ñu demee nag géewu politique bi man de xanaa su ma bàyyee métier communication su ma bàyyee journalisme dem ca tool ya dinaa noppi mais lu wéetoo mooy li am ci làmb ji du am ci politique nga xam ne bépp mbër bu indi violence chroniqueur yi bu dul mel ne Bécaye Mbaye kenn ñu ma wulaa tudd ñu terroriser leen ba nga xam ne mel ni ma ñoom réew mi politique yi itam fu nekk da ngay gis ku def ak njommeem ba mu neex ko ñu terroriser ñi nekk ci média yi ba kenn duñu kii def dañu naan ko yow yaa def voilà loolu moo koy mais ki tooñ bu fekkee dem nañ ci am réew ba ki tooñ ñi muy wóor ni ko yow yaa tooñ yow yaa indi violence bi yow yaa indi fitna ji kii ngay tooñ ëppoo ko doole kii ngay tooñ ëppoo ko base ngay làqatu fee dinaa tontu dinaa def nii c'est-à-dire que nit ñi dañu passé ay tontuwante nit ñi dañuy analyser situation ni mu demee ki tooñ ñu ni ko yaa tooñ fitna ji gis nga Birahim mag moo seetaan ki ëpp doole ki ñu ëpp doole di xeex mag moomu moo dumalu ki ñu ëpp doole parfaitement gis nga force de l'ordre yi am na genn càggante gi am ñoom ñoo koy sabab mais beneen bi ci des aussi mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu nekk ci nguur tey bu ñu normaloon donc ci benn localité donc bu ñu normaloon yeneen coalition bu ñuy jàppante donc ñoom doy nañu ci wàllu àtte mais Mbour da ngeen fa violence à part métal mi songu Sira Ndiaye da ngeen fa beneen violence et pourtant ba amul commune bu ko ëpp ci Mbour mais parce que xëy na am nañu ay candidats ci coalition Benno Bokk Yaakaar yu discipliné
Kaolack la même chose Mariama Sarr du moo nekkoon maire Kaolack. bi mu dee ba base bi décidé wanewuñu sànq benn journal. mooy journal News mu dem ànd ak Biteye ñu àndandoo liggéey mais affaire bi idée la mais du fitna du violence ñiy attaqué waate dañ leen di wax ni yéen a attaqué yéen a tooñ dañoo moom nit ñi. mat na sëkk ñu àddu jëmale ba tey ci campagne bi ak Bougane Gueye Dany bu coalition Gëm Sa Bopp mu ngay wéyal li nga xam ne moom mooy visite de proximité am ngir nag yaakaar sa jël commune bu Mermoz Sacré-Cœur dem na doxantu fa ay mbootaayu jigéen teeru nañu ko fa mouvement étudiant ay association yu nga xam ne ay ndaw ñoom ñoo ci tënku notable Liberté 5 Mermoz Comico Sacré-Cœur VDN lu ko jiitu demoon na ci Yëmbal Malika ci ab caravane bu nga xam ne def na ko fa ñu teewlu sa ka nga xam ne moo yor seen kàddu bés ba. président Bougane Gueye Dany tey nag ci altine bi demoon na fële nga xamante ne moo nekk commune de Mermoz Sacré-Cœur demoon na Liberté 5B Mermoz Comico Mermoz Pylotechnique et aussi ak Sacré-Cœur VDN dem na fa def daal di tey nag dafa jël beneen stratégie bi nga xam ne moom la doon def mooy saafonte ak population bi di leen wax lan mooy programme am waxtaan ak ñoom sensibiliser leen si doon def tey li nga xamante ne maanaam jàpp nañ ne moo nekk li nga xam ne moo gën a efficace sax mooy dugg si biir kër nit ñi waxtaan ak ñoom si programme yi loolu moo waral tey ndaw yi dalal nañ ko femmes yi dalal nañ ko jeunesse bi tamit dalal nañ ko composé d'étudiants ak des groupements de femmes ak ay notables yi nga xam ne dëkk nañ ci kàddu ñu àddu jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di application loi bu domaine national bi nga xam ne jot nañu ko waxtaanee ci rentrée solennelle des cours et tribunaux démb mu nekkoon si njiitalu ko président Macky Sall lañ fa xayma moo di ñetti téeméer yu toftal juróom-ñaar ci ay litige la ñu wax ne kon moo am ci wàllum suuf fii ci réewum Sénégal njiitu réew mi jël na geneenuk engagement ne kon dana bàyyi xel bu baax la nga xam ne moom mujjantalu ci gëstu bañ doon def ci loi sur le domaine national loi boobu nga xam ne bâtonnier de l'ordre des avocats ne dafa obsolète maanaam xewi na te dépassé na moom nag président Macky Sall mu ngay njort ni kon nag recommandation yooyu du andi gëneenu ko fitna. ñu àddu jëmale ci ñetti conteneur yi nga xam ne dañu ko teg loxo te ñu wax ne kon munition de guerre moo ci am ay mitrailleur ak nag Kalachnikov ay ngànnaay la conteneur yooyu ñett lañu mu mel ni it ñu ngay jaajëfal bu baax douane bu Sénégal ma def liggéey ba la sa nekk ca biir xayma nañu ko ñetti milliards Youssou Badji moom bu ONG mouvement contre les armes légères ci Afrique sowu jant mu ngay xam ne kon la ko tiital du lenn lu dul waxaguñu foo arme yi ngànnaay yooyu jógee waaye it fa ñu ko doon jëmee ñu teewlu say kàddoom. ragallu na tiitlu na pour bépp mbindeef boo xam ne yaa ngi Sénégal ko yu demee noonu ñu koy expliqué ba seen réew waaye tamit xaw naa ci dal xel parce que rassuré na ma ci ndax wane na ni suñu force de défense et de sécurité yi quand même ñoo ngi def seen liggéey bu dee terrorisme bi fële day encouragé nit ñi di jëfandikoo arme waaye tamit ci yenn type de trafic yi ci criminalité lu ñu naan criminalité transfrontalière yooyu aussi ñu bëri dañuy jëfandikoo ay arme suñu force de défense def nañ seen liggéey waaye suñu autorité politique yi ñoom ñoo war a leeral loolu di ay 900 millions laa wax yoo xam ne mu ngi génn ci usines yi di tas ci réew yi lu ci gën a doy waar nag 14 milliards de munitions dañ koy defar chaque année. acca ñu waxtaanee kon ñaxtuk vétérinaire mandataire yu Sénégal ñaar téeméer ak juróom fukki millions la ñuy laaj nguuru Sénégal ndax nee nañu loolee dafay représenté seen salaire diiru ka ñeenti at yu nga xam ne liggéey nañu ko te kenn joxu leen ko ñu ngay ñaawlu doxalinu seen secteur de l'élevage bi wàllum sàmm gi ñu koy doxalee fii ci réewum Sénégal loolee ka ñu koy xamle moo di sunu ndaw la ñu nekk sa Thiès Pierre Claver Pouy ànd seex mbéytal xumma ñeenti at a ngi nii ñu topp nguurub Sénégal ngir mu fay leen seeni koppar vétérinaire yi lee jàpp ne mbir mi doy na sonn nañu te ñu ngi ñaan nguurub Sénégal mu fay leen seen koppar ci nu mu gën a gaawee. ñeenti at a ngi ndàmpaay li nga xam ne moom lañu nguur gi war a dàmp ci liggéey bi ba mu dem ba toll ci juróom fukk ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay millions léegi nag mbir maa ngi ñuy bëgg a sonal lool ba tax na dina dem ba xaw a am lu mu sooxe ci liggéey bi. ñoom it ñaawlu nañ bu baax a baax jamono ji nu ñu yoree secteur càmm gi. waaye dafa mel ni suñu junj googu dégguñu ko ndax ci diggante bi nguur gi organisé na fi ay manifestations yoo xam ne gën ta am ful la fay ñii nga xam ne ñooy taxawu jur gi ñun ñëpp ci dëkk bi lañ nekk xam nañ li nga xamante ni moo fi xew du dëgg loolu nag jaaxal nañu te jaaxal na bépp boroom xam-xam. ci seen janoog taskatu xibaar yi vétérinaire yi jàpp ne daal secteur élevage mu ngi ci ay jafe-jafe rawatina campagne de vaccination yi nga xamante ne daanaka dara jaaru ci yoon nuñ koy tëralee baaxul.
El Hadj vétérinaire yi de su weesoo 250 millions yi ñuy laaj na ñeenti ati salaire la te jotuñu ko nee nañu nañu yoree wàllum sàmm gi fii ci Sénégal dara baaxu ci. ñiy wax de xam gi ma xam seen situation xam naa ni dañoo dee soog a wax parce que man jëkkuñu maa interpellé tey. mais xam nga dafay jaaru bala ngay dugg ci sujet nit ki wala nga gàddul ko day fekk moom mu ñimee wax ba noppi génn. mais comme génn nañu nag vétérinaire yi nga xamante ni bi dañuy liggéey ci wàllu état. souvent da ngay poser ay questions ni est-ce que suñu service de l'élevage yi nga xam dañu ko décentraliser nekk ci gox-goxaat yi est-ce que am nañu seen raison d'être. parce que jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkuwanteel muy man muy bépp éleveur bu mu doon ak localité bu mu doon vétérinaire yi ñuy traiter en général yi ci ëpp mooy vétérinaire privé yi nga xam ni duñu toog duñu noppalu parce que animal bi dafa soxla santé comme ni ko nit ki soxla parce que ci santé animal bi dafay répercuté wu ci santé nit ki nga xam ne mooy lekk aw yàppam di naan meewam ti dëkk ak moom aussi di ko sàmm donc dafa am solo vétérinaire taxawaayam dañuy participer ci wàllu développement tey maam ma lay waxee ni la li am ci Sénégal ci wàllu insémination artificielle doo ko sax gëm njàmbaarte bu ci vétérinaire yu Sénégal yi def li ñu ciy indi ci ay li ñu ciy produire ci ay nag li ñu ciy produire ci ay fas li ñu ci insémination pison sax am na race bii nii xoolal germe pison pitax nu ko nit ki mën a détecter ci wàllu xalaat science ba def ko ci beneen pitax pour mu am race boobu noonu nga xam ne Sénégal ñu ngi développé ñu ngi def lu doy waar man maa ngi jëkk gis ku opéré xar ku def booy génn doom ni ñu koy waxee di césarienne xar ki nekk maire Mbour Fallou Sylla moom docteur vétérinaire la cabinet boobu moom dugg sax ci politique simple militant parti socialiste la woon man nag Karim Lo bi nekkoon correspondant Walfadjri Mbour te mu nekk léegi bitim réew boobu man maa ngi def stage ci laa jëkk fekkee ñu foofu ci cabinet ma romb fa ñu def césarienne xar boobu ak léegi jigéen na 20 ans léegi xoolal boobu ak léegi avancement bi ci amaat ci xale yi ni ñu mën a jàngee évolution bi ci amaat ci technologie bi ni mu avancé nga xam ne vétérinaire yi ay jàmbaar lañu waaw nga am ay xale yu jàng nga tas leen ci ay localité bi nag service de l'élevage bu fa nekk ñooñu toog ay at fayu ñu leen ay at laa la wax de ay at te dugg nañu fonction publique amuñu sañ-sañu jënd Jakarta demal seen bopp di faj fii pour mën fa fortaatu lu ñuy dundee. ci wàllu région bi sax fii la ñuy jàngee médecine vétérinaire. c'est ça muy veto bi nekk ci université. c'est ça di jógee Maroc di jógee yeneen dëkk ci biir Afrique fii lañ koy jàngee. mooy comme parfaitement même médecine fii lañ koy jàngee. mais liñ ci am tey ak fi ñu ci egg yow eggoo fa. vétérinaire yi dañu sonn ñu nekk ci public bi dañu sonn dañ leen war a jàppale dañ leen war a taxaw dañ leen war a dimbali mais dafay wane rek ci kaw tey ministère de l'élevage est-ce que yéen xam ngeen ministre bi sax man xaw ma damay fàttali ni mu tudd Samba Ndiobène Ka xamoon naa ko damay fàttali ni mu tudd. tuuti ma ne la Samba Ndiobène Ka de. du moom am na keneen ku ko remplacé sama papa xaw ma nu mu tudd mag la tuuti mais nañ ko xamal ni ko vraiment ay services am yi nekk ci localité yi ci gox-goxaat yi doxul li mu war a doxee benn ñaareel bi ci des vétérinaire yooyu nekk ci àll bi ay jeunes lañu yu war a participer ci développement wu Sénégal ci développement wu élevage. nañuy gën a yokkaat effort yi te bu ñu indeetee races yi itam ci wàllu distribution bi ñu xool lu ñu koy defee mais mënuñu nekk ci réew moo xamante ni lépp dañ ko bëgg a privatiser privé gi def toujours effort te public bi du def benn effort te public mu ëpp ay moyens moom mooy jox sax occasion ñu nekk ci privé ngir ñu mën a prouver quelque chose ci réew mi mais élevage moom mu ngi dox ci benn côté Birahim bëggee doxal am ay moyens mun na doxal loolu mooy dox ci benn côté bi mais beneen côté bi vide vétérinaire yi jàppale wu ñu leen de façon globale élevage bi doxul xam nga ni Sénégal te fi mu toll waroon nañoo weesu ñu naan bu ñu tëjee frontière Mali Tabaski daañu am problème da mooy loolu. mais parce que suuf si ñu joxe étranger yi bu ñu ñëwoon ci Omar Sow ni ko yow kat ci laadum am nga téeméeri laadum wala ñu dem ci kaneen Abuka yow kat am nga ñaar téeméeri laadum léegi dañoo bëgg itam laadum yi ngeen def jur gu sew gi itam jox la ñu leen espace comme seen dak yi nii loolu lañ ko waajaloon. bay ak sàmm jox nañu la espace bii nii na nga fexe ba vraiment ñaari junni laadum yi nga am na nga am non ñaari téeméeri laadum na nga am ñaar fukki junni jur gu sew bëy yu sew xar yi sew am nga espace am nga sàmm exploité ko non dañu préféré jox ko ay étranger bu ñu bayee fii basi wala ñu bay fii naajo bu ñu noppee dajale ñax ma taal ko wala ñu xool lu ñu ko jaxasewaat ci suuf sa mu nekk seen tos donc nguur gi la ay projet mi yaatuwul ak ay pexeem ci wàllu élevage moo tax itam
yàlla baax na jaajëf le député du peuple lii du si nag bi xaju ci ni beneen yoon dinañ ci waxtaanal góom la xam nga yaramu màggat la foo sa laal day metti ci luy baax la wax boo dugal sa loxo foofu moo gën a tàng ay te dinañ ànd ak moom El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ci kanam tout seen émission tës n'est-ce pas waaw incha allah danga fa ñëw en rapport ndax nag Cheikh Sa Sala bokk ak Mantoulaye ci Bundoy 13h le député du peuple seen journal borom salaamualeykum c'est Zik FM Birame Diadji Touré 12h ci réunion bi nii incha allah. Zik FM gars yi dañoo nam baat bi il faut ngeen ñëw 12h. maa ngi 12h. démb moo 12h non. démb 12h. ah démb yaa 12h. mais parfois day jékki-jékki jël yoonu mbooy mi ci suuf jaajëf. commentaire bi ëllëg lay doon ci beneen matinal ñu jaajëfal bu baax Mouhamed Diop seen émission à vous l'antenne mu ngi may xamal ne kon Bamba Fall bu mu fa ñëwee nee na am na 26 réalisations yu nga xam ne kenn inauguré gu ko loolu moo tiital gars yi ndax nag à vous l'antenne émission la bu nga xam ne ni candidat yi ak moo xam nga maire sortant nga wala candidat nga dañ la koy jagleel ngir nga wax sa programme wala sa bilan moom foofu la Bamba Fall jaar wax ne 26 réalisations yi nga xam ne kenn inauguré gu ko looloo tiital gars yi démb ba Bougane Gueye Dany la dalal ci à vous l'antenne ayca ñu dalal Pape Matam ci tàggat yaram bàkk ba jip